waxtaan di ki tey ne daal opposition bi dañoo mel ni ñu waroo ay gis-gis ndax Takku Wallu Sénégal ñoom waxoon nañu dès l'instant que ñu adopté projet de loi bi ne dañuy attaquer projet de loi bi ci conseil constitutionnel tey ndax dañoo jàppoon ne c'est un projet de loi anticonstitutionnel jamono jooju ñu gis jamono ji ku ci mel ni Amadou Ba Pape Djibril Fall Thierno Alassane Sall ku nekk ci ñoom ak position bi nga xamante ne am na ko moo tax yéen i kay Walf Quotidien ne c'est une cacophonie aujourd'hui dans l'opposition loolu lan moo ko waral. ragal ba daa dem ci àll ba daje ku ko man fa ñuy wuti buy mu saaga ko ni ko bu ma leen fi gisatee mu jël baatu bu ma leen fi gisatee dem ci dëkk ba ca ka am fit ni ko diw dañoo saaga maag yow ni bu ñu fi gisatee alors moom dong la ñu saaga ñoom bi ñu nee li leen yoon wax am nañu droit nangu ko laata président di ko promulguer bu ko président promulguer wul président assemblée nationale mun na ko promulguer xanaa ñu yóbbu ko ci conseil constitutionnel laataa ñuy génn ñu annoncé ni daañu ko yóbbu ci conseil constitutionnel fekk na càmbaru ñu li nekk ci biir avant projet bu Diomaye bi ñu ko càmbaree ñu ni lii mun naa nekk benn outil boo xam ni daañu ko def ndëgër lay def nañu benn sortie bu beneen amee bu mu leen bett tey li nekk seen objectif muy jéem a promouvoir avant projet bi nga xam ne mun na indi ay modification te ñu gis ci seen bopp ci wàllu dividende politique gu ëllëg fu ñu mën a wéer seen ay bagage xëy na coalition wàllu Yewwi tey duñu saaga duñu wax lu ñaaw ci coalition Diomaye moo xam waa APR moo xam waa PDS bu ñu ko boolee jëlaale porté waale li nga xam ni mooy avant projet bu Diomaye pour di ko expliquer waale Sénégal yi mais c'est de bonne guerre bu ñu xamee ni loolu mun na nekk tey seen atu ñu jël xeex bi jàllax ko waa Pastef ci seen bopp muy Diomaye ak Sonko loolu itam seen affaire la leen di indil parce que ñoom ñëpp ñi ëpp ci ñoom li ñuy chercher actuellement mooy bañ a am divergence wala distance ci diggante ak coalition Diomaye parce que ëllëg lawtan gi mun na leen a teq parce que bul fàttali ne Alamine am na ñu nekkoon ministre ci nguuru Abdou Diouf nekk ministre ci nguuru Macky Sall traverser toute une génération jóge ci Abdou Diouf jéggi Abdoulaye Wade nekkaat ministre ci nguuru Diomaye et ñoom dong duñu fi ay sénégalais am na ñeneen ñu antan sax lu ëpp ñoom li ñu antan est-ce que bëgguñoo nekkaat ay ministre ci nguuru Diomaye ok gis nga tey ay opportunité yoo xam ni am na ñu koy saisir ci accepter toog ak Al Amine accepter toog ak benn proche Ousmane Sonko accepter toog ak benn Dame Mbodj accepter toog ak koo xam ni ëllëgam leeragul ci wàllu gis-gisu politique loolu pour lëndëmal kanamu Sénégal yi ba nga xam ne ëllëg bu ñu defee seen choix ni daga ci biir coalition Diomaye Sénégal yi duñ leen joxoñ parce que ñu ngi commencé di changer couleur te xam nañu ni quel que soit lu mën di xew nguur gi dellu si waat xam nga gars yi li ñuy calculer mooy que nguur gi des ak Pastef wala bu ñàkk a des ak Pastef foofu itam taxaw seetlu la nguur gi des ak Pastef mooy Ousmane Sonko gagné nekk candidat que nguur gi bañ a des ak Pastef muy xëy na mooy Diomaye am beneen mandat ñaar yooyu yëpp ñoom du tax ñu bokkaat ci benn gouvernement mais kon lan la ñuy jouer kon fexee am benn privilège ci wàllu politique bu leen permettre ñu survivre ci wàllu politique nam mu ñu woon dem conseil constitutionnel ndax gën nañu am opportunité parce que Diomaye li mu bëgg bu jàllee cour constitutionnel lay doon dootul nekk 7-9 membres lay doon Diomaye li mu bëgg bu jàllee xëy na sax ci ñoom am na ñu lu doon candidat parce que foog nga dem caisse de dépôt et de consignation joxe fa sa caution soo nga am këyit bi jàppandal la ñu jox la fiche parrainage ci ñoom bu ñu ko defee est-ce que daañu dem uti parrainage est-ce que bu ñu ko utee sax daañu ko am ba ci dans le gouvernement ba ci ponkal yi nekk ci coalition Diomaye ñi Al Amine gis nga ñi yenn coalition Diomaye tey di tuñ-tuñi bu Diomaye ne woon takk na ñëpp dem uti parrainage dañuy dëgmale élection kenn du ci am parrainage à diggante 2024 ak léegi dara soppeekoo fii di am koom-koom la ñu yokkale waaye yokkuwuñu dara ci wàllu politique nit ñi xam nañu la xew bu baax loolu ñuy joué nag mel ni dañu féewaloo man maa gëmatul féewaloo opposition bi parce que bu Macky Sall mënee taxaw ci meetingu PDS def appel vidéo muy campagne nit ñi diggante PDS laa la wax ak Macky Sall de ak li Macky Sall fi mu jaar ak Karim Wade waaw li ngay wax waa PDS mooy xanaa da ngeen di jóge ci li ngeen nekkoon bu ñu la nee leen nga ne leen seen réouverture projet Karim Wade bi fu ngeen ci toll ubbeeguñ ko ba léegi de tuuma yaa ngi fi ba léegi de seetagu leen ci ba léegi de waa ki ngeen ni mënoo leen ko accepter ci wàllu politique ba bu ñu koy rendi yéenay jàppale ki koy rendi Aminata Touré waaye léegi mën ngeen a bokk ak moom ci Diomaye Diomaye moo leen jubale
c'est-à-dire que président de la République kaymaa yi ko nar a seq li ñu ko nar a yan ci wàllu doxalinu politique day indi distance digganteem ak waa Sénégal te nit ñi yéenewuñ ko loolu mais ñu ngi koy créer benn distance parce que ñooñu bariwuñu ay fans Sénégal parce que dañ leen a folli 2012 dañ leen folli 2024 dañu bëgg 109 deret yu bees et pourtant li lay wan ne deret yu bees mun na am moom président Diomaye moo ko waxal boppam nee na bi ñu fi nekkee ba léegi ñu ngi fay ay salaire ñu ngi def nangam kon am nañu vision ci wàllu politique bu ñuy liggéeyee mais loolu bu satisfaire Sénégalais yi pourquoi indi ay anciens yoo xamante ni bii lu nekk ci ay njombe def nañ ko ci Sénégal bu mujj ñoom ci seen bopp seen defu njombe yooyu moo leen yóbbu à ce que mënatuñu nekk ay soppe yu doon ay noon ci seen biir loolu moo am diggante PDS ak Aminata Touré moo am diggante APR ak Aminata Touré waa PDS ñàdd Macky Sall rendi ko ba noppi ñàddale Macky Sall Aminata Touré gis nga rôle bi waa PDS di jouer waa PDS googu tey ñoo def le tout bëgg a potox ndoll laa de je dis bien ci centenaire Ablaye Wade bi pour mën a am contact ak Diomaye et bu ñu demee bay xëy bind est-ce que àndandoo bi mun na nekk poser ay question boo xam ne négativité bi ngay gis mais liñ ci jublu positivité bi mooy lañ ci jublu mooy mun na nekk Karim Wade ak Aminata Touré donte kenn mënu ko xalaat mais bu amee bu mu la bett Fatou wax na lu am solo pourtant mat na léegi ay 6 mois bi ma koy wax ni bu ngeen xëyee gis président Diomaye tabb ay ministres yu bokk APR bu mu la bett mais comme ni ko Fatou waxee bu ñu xëyee gis ay ministres yu bokk PDS bu mu la bett parce que ku mën a accepter maire yu jalgatikat yi nekk Sénégal nangu ñu sosal la coalition boo xam ne ñu amul base ñu amul doole ñu seen askan jéppi ñu deful benn réalisation ñoom ñoo fi bëgg a dajaloo man du ma ko nangu maa dul nangu kenn jël sama ëtt def ko sab sën te lii la ñu bëgg a créer fii ci Sénégal kon opposition bi ñoom li ñu def dañoo bëgg a jël ngànnaay bi wala ngànnaayu Diomaye pour continuer di ko xeexa parti au pouvoir mais Sénégalais yi naan nañu leen parce que ñoom ci seen biir sax jubóowuñu wane nag ni dafa am wóote ci seen diggante am nañu benn cacophonie certes noonu mën nañu ko tuddee noonu mais c'est bien calculé xam nañu bu baax li ñuy def parce que ñu ngi xool fi ñu teg seen ay bagages tey ba ci même benn yi jiite ay partis politiques nekk ci opposition bi même bu ñuy attaquer la gestion gouvernementale même bu amee ay quelques personnes yoo xam ne ciblé nañu leen ci biir attaque bi mooy ñu féete ak Sonko mais gisatoo benn DG bu ñu foog ni xëy na xaw na féete ci côté benn sax waa opposition bi dootuñu la attaqué seen yu nekkatul ci sa gestion gars yi nan nañu leen opposition bii ñu fekkiwul politique gu démb Sénégal donc ñooy jàpp benn crédibilité wala benn importance bu ñu am parce que mënoo nekk ci opposition ni da ngay dooleel Diomaye et pendant 20 ans yaa jiite woon Sénégal 24 ans ñii di xëccu ni coalition wàllu Yewwi pendant 24 ans Sénégal 24 ans mu ngi seen loxo waa takku wàllu mooy PDS APR takku wàllu yëpp ay jeu de mots la rek APR PDS la donc ak réew mi la famille libérale. famille libérale donc la famille libérale t'as bien compris après 24 ans bi ñuy jiitee Sénégal parce que ñoom dañu échec dañu ñëw fekk PS jiite Sénégal 40 ans ñu xas leen jëlee leen fii ñun 50 ans la ñuy jiite 24 ans la ñu fi def amuñu sax xaaju 50 ans kon il sabote nu ñu mën di saboter nag kii ñëw nag incarné patriotisme ba falu moo war a comprendre jeu njabootu libéral gi noonu la ñuy politique yi. Fatou Abdou Ndiaye cacophonie bi nga xamante moom moo am ci biir opposition bi naka la ñu ko mën a jàngate surtout ci article boo xamante moom mooy bi soppi réforme électorale ci biir réewu Sénégal. pexe bu ñuy wax le mot pexe il a tout son sens ci doxalin bi nii. lii moom danga ma gàddee. xam nga lu tax pexe mooy li ñuy wax rek maag Mansour ci suba ba ñu dooree ba tey. mooy calcul politique. rek ci la sunu way politique yi nekk fi mu toll nii nag Alamine ñi ngi ci réel politique dëggantaan ubbi nañ parenthèse politique kenn ku ci nekk nag yaa ngi wan sa morom Mansour ne ko maa la gën a aay yow nekkate xarañoo parce que man def naa fi lii obstacle yi dindi naa ko surmonté naa lii moment de turbulence yi jàll naa ci kenn ku ci nekk yaa ngi wan sa bopp sa morom Bassirou Diomaye Faye heureusement ou malheureusement au cœur de ça am na lu mu ci xam mais am na ci loo xam ne ñi mu jàkkaar lool Mansour Alamine en termes d'expérience am na ci lu bari loo xam ne ñoom ñoo ko ëppale moo tax ma ne calcul politique yoo xam ne moom xaw ma nan la ciy génnee loolu moom mooy question bi au moment où il est loin de son parti bi nga xamante ne liñ naan fa nga xamante ne tey moom fa la waroon a wut ndëgër laay
fa mu waroon wut ndëgër laay sori na ko. Maintenant il est entouré aujourd'hui ay nit yoo xam ne je veux pas utiliser un terme boo xam ne un peu mais ku ci nekk ci ay pexe politique nga nekk. Quand on dit que la loi elle n'est pas bonne et voté wuloo ko Assemblée nationale donc ko contre nga défendre loolu. Logique politique cohérence politique j'y reviens moom mooy nga topp mbir mi mooy nga kalaame ko tey bu ñu ko kalaame woon kenn du leen wax li tax duñu ko ñu kalaame ko. bu ñu ko renoncé it c'est leur droit. Aïssata Tall Sall a parlé de galimatia juridique. maanaam nee na lii charabia technique la amul benn clarté dara leeru ci dara baaxu ci loi bi nga xam ne teg nañu ko. kon kooku Mansour lan lañ doon xaar. ñoom mu annoncé ci taxaw pencum ndaw réew bu Sénégal ne dinaa attaquer cette loi et dinañ ko attaquer ci kanamu conseil constitutionnel logique mooy dem jusqu'au bout de sa logique. moo tax Thierno Alassane Sall est dans une cohérence Papa Djibril Fall mi ngi ci biir cohérence parce que ñoom ba ci les non inscrits yi nga xam ne amuñu nombre de députés parce que d'accord uñu bu ñu demoon tey soit conseil constitutionnel naan oui wala mu ne non parce que seen rôle la député yi loolu lañ leen jox d'accord leen am na fu ngeen ko mën a clamer mais xam nga lan moo indi lii maanaam ruse politique. Le Takku Wallu veut mettre le président de la République dos au mur. Face à ses responsabilités. takk ci duñ la ko defal à votre place. demal jusqu'au bout. Vous n'êtes pas d'accord apparemment d'après l'interview bi nga def barki démb de cette proposition de loi de la majorité parlementaire.